salaam gars yi ñu ngi leen di béggee di leen siyaar yéen ñëpp. waaw ñu ñëwaat fii tey nag war a développer thème bi nga xamante ne tàmbale woon nañ ko ci semaine bële muy concernant Ousmane Sonko, parce que comme niñ ko waxee woon dañuy jël benn personnage bu am solo politiquement ci réew mi Sénégal jéem ko analyser ci point fort am ak point faible am. Keroog nag jëloon nañ semaine bële passé jëloon nañ Ousmane Sonko analyser ko ci point fort nag moom loolu noonu pour juste mu sukkandikoo ci gën ci liggéey gën ko jàpp gën ko fonk bañ a bàyyi yoon boobu, ndax loolu mooy point fort am depuis début ba tey jii nii. À chaque fois que mu appuyer ci point boobu ay bonus la ci jëlee, donc moo tax ñun ñu rappeler lool bu ko defee moom it bu déggee loolu noonu gën ci bàyyi xel. dinañ dem nag wax ci point faible yi, ndax nit moom kenn motul, donc nit gu ne am na ay erreur, am na ay point fort, am na fu muy def lu baax, am na fu muy def lu bon. nit moom ci njuumte la dëkk, et puis li gën ci nit mooy nga nangu ne juum nga rectifié wu intérieurement ou extérieurement. waaw li gën ci nit nag mooy gis nit mu juum nga wax ko tam. waaw bu ko defee xam nga ne olof njaay nee na ku la ne sangul sa taar la bëgg. waaw ndax ñun dañu am ay mbokk, ay xarit, ay rakk ak mag ak ñeneen ñoo xamante ne gëm nañ li ñuy wax idéologie Pastef boobu moom la ñuy àndal. waaye nag am na ay gàkk-gàkk yoo xam ne dañ ko ci seetlu, war nañ ko mën a wax pour jëriñ ñi fa bokk wala ñi gëm loolu, ndax dara parfaitul, day perfectionné wu. lu ñuy defar ci àdduna moom day perfectionné wu au fur et à mesure que muy dem. noonu lañ ko gisee ba tax na ñu gis ay point faible ci mbir mi ñu bëgg ko wax. bi ci njëkk mooy wàllu Sonko ak institution. Sonko mooy benn personnalité boo xamante ne respecté wul benn institution Sénégal. waaw bi ci njëkk mooy président de la république, saa yuy wax musiba la koy wax. ministre de l'intérieur mu ne cuuj la. député bi nga xam ne moom la doon mu ne assemblée nationale c'est des petits députés. préfet ak sous préfecture nga xam ne ñoom ñoo yor administration territoriale dëkk bi mu ne c'est des petits préfets. waa GIGN respecté wul gendarmerie nationale, respecté wul kenn. te loolu erreur bu monumentale la, te erreur boo xamante ne li muy jur tey ak ëllëg dara baaxu ci. bu fekkee ne moom dafa bëgg a jiite réew nga xamante ne ak système boo mën a indi ci kaw suuf administration territoriale mënoo leen teggi, député yi da nga leen di soxla ak leneen. donc bu fekkee ne yow ñooñu noonu yëpp mbalit lañ, mais yow booy jiite réew mi kon nit ñi moom lu ñuy doon. c'est ça le problème ci communication bi muy def digganteem ak institution yi nii yi nga xam ne en tant que opposant digganteem ak institution yi def ci juum, ndax ni mu koy waxee baaxul. c'est vrai que député dafa am immunité parlementaire, mooy moom am na droit waxee nu ko neexee, waaye bul di saaga wala bul di xeeb, loolu baaxul. amul benn njëriñ du la yóbbu fenn politiquement, da lay wàññi, ndax bés bu yàlla defoon nga jiite gars yi dañuy taxaw sa kanam de wax la musiba chaque jour saa yi ñu xëyee. et puis itam suñu dëkk bi day tourner ci loolu rek, dañuy tourner ci kii moo falu, ñii contre nañ ko, ñii ñi ngi ci, dañuy tourner ci loolu rek, dañuy mujj di tourner en rond. dañuy respecter suñu institution. bu opposition jotee mooy nga toog, ñun dañuy namm sax jamono bi parti socialiste nga xamante ne premier mandat wu Ablaye Wade 3 ans yi wala 4 ans yu njëkk yi je me rappelle, nga xam ne parti socialiste ñu ngi woon dëggantaan opposition. bu Ablaye Wade tegee benn projet ñu génn def sorti ne projet bi Ablaye Wade nee na lii ak lii la bëgg a def, conséquences négatives yi lii ak lii la, li gën li mu war a def lii ak lii la. mais loolu dara dàq ko ci opposition dañ koy teg ci xam-xam, teg ko ci mu républicain daal ci gàttal. waaw di moytu nag di sàllalu sëriñ yi, di sàllalu suñu président, di saaga ay ministre ak yooyu yëpp amul sens, yokku la dara, da lay wàññi rek, ndax am na ñoo xamante ne nag bugguñu ku ñu tuutal. donc à chaque fois que boo waxee rek jëm ci kilifa, li nga ciy wax da ngay tuutal kilifa bi, loolu baaxul. te yow da nga bëgg a nekk kilifa,
te boo nekkee kilifa nag da ngay bëgg ñu jox la cër par force. waaw loolu am na solo nit mën nga di critiquer ñun soxla nañ koy critiquer ndax bëgguñu état boo xamante ne day jóg di def lu ko neex di ñu jëmale fu mu ko neex dañuy bañ bu jotee bu ñu waree bañ dañuy bañ waaye na leer na tegu ci yoon na tegu ci respect loolu mooy doxal suñu réew ñun suñu réew yi amuñu benn koom-koom bu fekkee ne à chaque fois fitna la ñuy yëgal la ñuy jëkkati ñetti édifice public la ñu am buñ ko tojee tabaxaat amul benn sens te bu ñu demee ba toj war a jot nag dañuy bàyyi rek gars yi toj après bu ñu paree ñu continuer dara du am ce n'est rien bu ñu xoolee Afrique du Sud récemment Cyril Ramaphosa bi ñu jëlee ba tëj Jacob Zuma gars yi toj nañ dëkk bi pendant 1 mois liñ ci mujjee après dañuy bale raxas après la vie continue dara du am France def nañ gilet jaune 1 an wàññiwul dara la vie continue yéen it bu fekkee ay toj ak kii rek ngeen gis yooyu noonu après buñ tojee ba pare parce que fii kenn du jàkkaarloog yeneen ñun duñu genre kii yooyu noonu nga xam ne yeneen parti ñeneen yenn xeet yi wala yeneen ñi nekk au pouvoir dañuy jàkkaarloog non loolu du am Sénégal dañ leen di bàyyi boo leen tojee ba pare ñun ñëpp ñu génn raxas mbedd yi bale kii yi après la vie continue donc li gën mooy ñu am benn opposition républicaine façon de parler bu tegu bu ko defee ay proposition xam-xam génn Sénégal bëri na nitu xam-xam bon point boobu dama koy jéem a résumé foofu rek loolu noonu nga jéem ci taxawaat nga xoolaat nan ngay kii parce que opposition à une personne ci personne nit chaque jour ngay wax ci personne nit amul sens bu ñu xoolee sax dañuy gëm ne Macky Sall bu ko neexee war na ut 3e mandat ndax ci personne am rek ngeen di wax yéen opposants yëpp te loolu amul sens amul benn njëriñ du jëmale réew mi fenn da leen bàyyi personne Macky Sall xoolal erreur yi ñu nekkee lu ñuy wax li ñuy def scandale yi am fan yëpp il faut en parler bàyyi leen personne bi amul sens scandale yeeg yooyu noonu il faut que ngeen appuyer ci yooyu toj ko taxawal ñu ci loolu xeexal ñu ci yooyu noonu personne Macky Sall loolu noonu Macky Sall nit boo xamante ne la personne bi muy incarné dafa doy nit ñi yaru na tey na teggi ne na am na jaar-jaar bu baax il est charismatique et tout ça boo ko saagaa rek yow sa bopp say point mooy wàññeeku donc de ce fait bu leen di saaga bu leen di wax lu bëri ci moom Macky Sall considéré leen ko comme ku bokkatul ci course bi boo leen bëggee nekk benn opposition bu républicaine ba pare di ñu indi ay proposition état bi à chaque fois dafay indi ay projet ay zéro nangam ay lii état bi chaque fois day répondre di indi ay projet mais mosuma dégg ngeen indi projet bu valable yéen da ngeen di indi ay contre projet expliquer lii la état bi bëgg a def mais lii moo gën ñun bu ñu sañoon loolu la ñuy am te loolu nag Sénégal mérité na ko war nañ ko mën a am deuxièmement entourage proche bu Sonko mooy ñi nga xamante ne c'est des éléments ay nitam lañ yu ko jege nga xam ne ñoo bokk génération ñii magee nañ ko tuuti ñeneen ñi mu magee leen tuuti ñeneen ñi ñu maase dafay am nag boo nekkee boo amee yenn dayoo yi surtout nga nekk politicien dafa am ñoo xamante ni guddi ak bëccëg yéenay nekk tout le temps ñooñu nag ci li ma constaté ci li ma seetlu mooy Sonko ñooñu cër bi mu leen war a jox dafa mel ni des na waaye ñoom it cër bi ñu war a jox seen bopp maanaam ñuy ànd ak nit ki ak gëm sa bopp ñuy ànd ak nit ñi ak am seen principe bu bopp dafa mel ni amuñu ko ndax bu ñu seetloo yenn dérive yenn erreur yi Sonko di def ñoom mënoon nañ ci taxaw mënoon nañ ko ne lii du fi am lii ni nga koy waxee waroo ko waxee nii lañ koy waxee fi ngay jëm nii waroo fa dem fële la ñuy dem yooyu noonu da nit ki daf koy soxla kuy jiite dafay soxla ay ñoo xam dañuy contre ak yow ne la li ngay wax nii du fi amee c'était la force de Macky Sall en 2012 bi nga xamante ne mi ngi opposition il avait des gens comme Cissé Lo ay ABC ay gars yoo xam ne dañu gëm seen bopp gars yoo xam ne Macky Sall mënu leen defloo dara par force te lépp lu ñu gis ne du intérêt parti bi du fi am donc Sonko dafa war a am des gens comme ça mais bu amee ay nit ñoo xam ne au sein de dans son entourage ay ñoo xam ne yàlla lañ ko jàppee ils ne pourront jamais le rectifier te nit ak képp koo mënti doon soxla nga ku la rectifier soxla na ku la ne saa waay ni nga xalaatee nii kat du nii nga ko waroon defee nii lañ ko war a defee est-ce que du nii yooyu noonu dafa baax saa waay ni nga bëgg a def nii buñ ko def xam nga bu demee ba moom Sonko dayoo bi mu am projet bi mu porté pour ñenn ñi ñoom niñ ko gisee
muy permettre génn sans chauffeur ni garde corps parce que entourage am dëgëruñu valable ñu loolu moo dul yoon moo yooyu noonu yëpp de entourage boobu noonu bu proche bi ko jege bi noonu dañ ko war a téye ne ko yow jamaa nga ci ñun ñoo la fonk ñoo la kii entourage boobu noonu am na yu bëri yoo xam ne dañ ko war a xeex war ko dimbale ci domaine boobu noonu te boobu noonu nag gis naa ne amuñu ko parce que dañ ko jàppee benn yàlla et puis c'est pas comme ça la ñuy àndee ak nit booy ànd ak moom bu waxee nga ne ko saa yi waxoo fi dara da ngay sóob rek dafay baax et puis moom it day defaraat ba day bàyyi day def remise en question ci boppam xalaataat ne waaw kon de xaaral ma jéem a rectifier di ak lii day baax mais bu fekkee lépp loo wax lépp loo def noonu la mais ay njaaxum rek ngay dëkkee kay toj-toj. Troisièmement, entourage lointain Sonko mooy ñi nga xamante ne ñu ngi koy bégee ñu ngi ci parti bi ñu ngi défendre idéologie ba pare du ñoo xamante ñoo sës ci moom mais ñu ko sori la soit ñu ngi Sénégal wala bitim réew entourage lointain boobu nag niñ leen caricaturé généralement mooy ay saagakat dem nañ ba réew mi dañu bëgg a institutionnaliser saaga ay kilifa sax dañuy wax maa ngi wax lii de waaye dinañ ma saaga donc te ñoo ñëpp ñu ngi leen askanalee Pastef alors que Pastef am na loo xamante ne moo gën a am valeur loolu man je connais des gens yoo xamante ne microfinance banque Aliou Guèye Alassane Sow ñooñu amoon foo leen di jaar ci microfinance banque xam-xam kese lañ ba pare c'est des gens yoo xamante ne ils sont réglo ils sont cool ils peuvent t'écouter nga wax sa bos ñu nangul la ko ñoom ñu wax seen bos te loolu dafa baax xam naa ay gens yoo xamante ne futur maire Guinaw Rail Sud Ibrahima Fall Bàcc Ndiaye mais ñooñu wàllu droit Sénégal gisuma ñu leen gën a taxaw dañu maîtriser droit mais c'est des gens yoo xam dañu bëgg Sonko bëri xam-xam te ay jeunes ils n'ont même pas 40 ans ay jeunes laa lay wax c'est des gens équilibrés qui peuvent t'écouter mën a jël ci yow dara ba pare ñoom tam mën la wax seen gëm-gëm te Sonko la ñu gëm mais c'est des gens yoo xamante ne dañ leen waroon déglu te ñooñu noonu man bu fekkoon xawma leen ñu bind ñu publier benn vidéo boo xam dañ bind seen tournée Ibrahima Fall nangam Pastef mais du ma ko déglu parce que je vais me dire que ay saaga la fay nekkee parce que noonu la ñi nga xamante ni ñooy représenter parti bi généralement loolu lañ leen caricaturer que dañuy saaga ay saagakat lañ loolu nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ak ñeneen ñi ñoom ñooy wax ak base bi ñoom ñooy wax ak seen représentant ci gox yëpp ñoom ñoo war a liggéey ci loolu ak seen groupe yi nga xam ne du jeex groupe WhatsApp yi ci loolu la ñu war a liggéey war a wàññi saaga yeeg yooyu noonu si ay nit ñu am xam-xam xam naa leen foofu c'est des gens Abdou Karim Faye Mbadakhoune prof anglais kooku bu làkkee anglais nga ne américain la mais c'est des gens yoo xamante ne bu ma leen gisee ñu publier ñu bind ci Pastef rek damay ne du ma leen déglu ndax dañuy saaga loolu nag loolu war ngeen ci xeex war ngeen defaraat image boobu day yéexal rek projet bi lay yéexal projet bi balaa ngeen ciy jot day yàgg parce que buñ leen caricaturer parce que état dafa am doole day dem ba caricaturer la ñoom à chaque fois dañ leen di pousser pour caricaturer leen dañuy xëy rek def benn affaire xoqatal leen ngeen génn di saaga rek après noonu lañ leen di caricaturer genre caricature la te doo leen ci bàyyi xel da ngeen di liggéey ci loolu liggéey ci image wu personnage bi incarné seen projet liggéey ci image wu parti bi en général. Supposons ma jox leen benn exemple dama gis Macky Sall day wax ay gaam def leen campagne de proximité ñuy dugg ci kër ñi di expliquer di dem di génn mais yéen par exemple Pastef Sonko il n'ose pas vous dire ngeen def campagne de proximité xam nga lu tax boo leen duggee ci kër bu ñu ne leen koo leen di représenter ki violé woon mais bu boobaa ngeen reyante foofu noonu alors que jaru ko war ngeen tontu nit ki ak dal tontu ko ak xel tontu ko ak ay argument yu leer ak lum leen mënti wax te loolu dafa am solo retenue boobu noonu ngeen jéem ko am loolu dafay baax ci seen image u parti dafay baax ci seen leader waaw ñun nag bon dañ ci doon sànni suñu kàddu rek en tant que sénégalais ndax projet Pastef bu demoon ba réussir it pour Sénégal la li Macky Sall di def fii lim ñu taalal ci ay lampe ak courant ki leen ndox ak leneen ak yeneen yu manqué yoo xam ne motul
pour Sénégal la du pour keneen donc moo tax ñu nit ñu jël suñu droit di ci sànni suñu baat ziar bëggee nuyu ñëpp waaye ku abonné gul fexeel nga abonné chaîne baa ngi noonu